asalaamaaleykum mbokki réew mi ñu ngi leen di ziara di leen ñaanal jàmm tey nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru février ñaari junni ak ñaar fukki ak juróom-benn mbokk yam di jàmm yi at mu jot ñu yëkkati li nga xam ni moom mooy kàllaamay réew mi bokk na ci sam ci taxawaay kuréel yi nga xam ni ci lim APRIM ak AMPLCS di association suñu mbokk soninke yi ñu ànd nag daje bis bi nga xam ni ñu ngi ko jagleel làkkay réew mi waaye itam ci cislaay la bis bi nag am solo lool ndax kilifa yi nga xam ni ñu ngi taxawu réew mi dañ fiy teew kuréel yi nga xam ni ñoo ŋànk li nga xam ni mooy làkku réew mi dañ fiy teew waaye itam ñu ànd ak déggoo ci joxante loxo waaye itam ci kàllaama yi célébé yoon la bu am solo ba nga xam ni at mu jot ñaar fukki fan ak benn ci weer wi ñu ne di février ñu taxawu ko ndax am na ren ji nag ajitu tànk yi taawu ko ana naka la ajitu tànk yi taxawee ci suqali kàllaamay réew mi mu doon lu am solo mbokkeem di jàmm yi moo tax ñu teew fii ci région bu Nouakchott ñu fas yéene ànd ak kilifa yi ak li nga xam ni moom la ñu naat ci bis bi mbokk yam di jàmm yi dañu jaajëfal kuréelu APROLAORIM ak ñi nga xam ni ñooy APRIM ak AMPLCS ñu jox leen ceex di leen ziara kon nag mbokk yi su ne saa ñu ànd ak yéen ci région de Nouakchott ñu xool bés bi ak taxawaay bi rawatina ak kilifa yi ak la ñuy def ci biir bi jaayil Mustafa al Karim Seydina Mohamed mbokk yi ñu dem dellu si. Wassalatu ala nabiyina al karim. Monsieur le Président des associations culturelles de promotion des langues nationales, Monsieur, Madame, Messieurs les présents à cette importante rencontre, au nom de la ministre de l'Éducation nationale, je prends la parole pour vous remercier de cette initiative et encourager la promotion des langues nationales. Et cette journée internationale de la langue maternelle revêt un caractère particulier dans un pays comme le nôtre. Cette journée nous rappelle une vérité essentielle. La langue maternelle n'est pas seulement un moyen de communication, elle est le premier véhicule de la pensée, le socle de l'identité culturelle et le fondement des apprentissages. C'est à travers elle que l'enfant découvre le monde, développe sa confiance, construit les bases de sa réussite scolaire. Dans notre pays riche de sa diversité linguistique et culturelle, la promotion des langues nationales constitue un levier stratégique pour une éducation plus inclusive, plus équitable et plus efficace. Les recherches pédagogiques sont claires. L'enfant qui commence son parcours scolaire dans sa langue maternelle apprend mieux, participe davantage et progresse plus rapidement. Et c'est conscient de toutes ces réalités que le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, a décidé de faire de l'éducation sa priorité. Et le volet langue nationale a été intégré dans la loi d'orientation. Et ce qui est très important pour le parcours que ces associations qui sont là ont fait pour arriver à cela. C'est très important que le président a instruit aussi le gouvernement à sa tête, Mokhtar Ould Diaye, de mettre tous les moyens pour que cette intégration soit définitive et durable. C'est pourquoi des efforts consistants ont été faits dans la mise en place de ce dispositif d'intégration des langues nationales comme langue d'enseignement. Des classes expérimentales sont en cours et des recrutements de personnel enseignant a été fait l'année passée et nous espérons cette année passer à un levier plus important pour couvrir l'ensemble des besoins de cette expérimentation. Et les données sont probantes. Nous comptons sur vous en tant qu'association de promotion des langues nationales et surtout pour noter l'importance que la Mauritanie accorde aux langues nationales et particulièrement à la langue maternelle qui est déjà notre premier dispositif d'enseignement. Parce que nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui qui enseignent dans les langues maternelles de notre pays. Et l'ajout des autres langues nationales aussi comme langue d'enseignement, c'est un parcours important pour notre système éducatif. Je vous encourage à continuer de façon plus ferme, de façon plus durable, pour que cela soit une réussite et que toute la Mauritanie en bénéficie. Je vous remercie. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Bandirabe Marimu Boki, salam alaikum. Monsieur le directeur général de l'enseignement, Monsieur le président de la coordination des associations culturelles Polar, Soninké et Wolof, honorables députés, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités,
C'est pour moi un honneur et un profond plaisir d'être avec vous à l'occasion de cette journée mondiale de la langue maternelle célébrée chaque 21 février sous l'égide de l'UNESCO. L'édition 2026 placée sous le thème « Le voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue » nous interpelle avec force et responsabilité. Cette journée nous appelle une évidence scientifique, pédagogique et humaine. La langue maternelle n'est pas seulement un moyen de communication, elle est le premier espace de socialisation, le socle de la pensée, le vecteur de la mémoire collective et le creuset de la créativité. Donner droit de citer aux langues maternelles dans l'éducation, c'est reconnaître la dignité culturelle de chaque enfant et renforcer l'efficacité même de l'apprentissage. En Mauritanie, l'État a fait le choix stratégique d'inscrire la promotion des langues nationales au cœur de sa politique éducative et culturelle. À travers l'Institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales IPELAN, il affirme sa volonté de valoriser notre patrimoine linguistique et de l'intégrer progressivement dans le système éducatif national comme objet et médium d'enseignement. Permettez-moi de rappeler quelques réalisations majeures de l'IPELAN. L'élaboration et l'expérimentation de manuels scolaires en poulard, en sonique et en wolof consiste selon des standards scientifiques et pédagogiques rigoureux. La formation d'enseignants expérimentateurs appelés à porter l'innovation pédagogique dans les écoles. La constitution de fonds documentaires et des ressources numériques pour soutenir la recherche et la transmission. La sensibilisation de communautés et des acteurs éducatifs afin de favoriser l'adhésion collective à l'éducation multilingue. À travers ces actions, l'IPELAN œuvre à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine poulard, sonique et wolof, non pas dans une logique de repli identitaire, mais dans une perspective d'ouverture, de cohésion nationale et de complémentarité linguistique. Le thème de cette année met à l'honneur la jeunesse. Je voudrais m'adresser particulièrement à vous, jeunes Mauritaniens. Vos langues maternelles sont une richesse, une force et un levier d'avenir. Le multilinguisme n'est pas un obstacle à la modernité. Il est un atout. Les recherches internationales montrent que l'enfant qui apprend d'abord à lire et à écrire dans sa langue maternelle développe de meilleures compétences cognitives et transfère plus aisément ses acquis vers d'autres langues. Votre voix compte, votre créativité, vos initiatives culturelles, vos productions artistiques et numériques dans nos langues nationales constituent aujourd'hui un espace nouveau d'expression et d'innovation. L'État vous accompagne et l'IPELAN demeure un partenaire ouvert aux idées, aux projets et aux collaborations. En célébrant cette journée aux côtés de la coordination des associations culturelles, nous réaffirmons que la promotion des langues maternelles est une responsabilité partagée, celle de l'État, des institutions, des chercheurs, des associations, mais aussi des familles et des jeunes eux-mêmes. Je forme le vœu que cette édition 2006 soit une étape supplémentaire vers une école mauritanienne inclusive, enracinée dans ses réalités linguistiques et ouverte sur le monde. Je vous remercie. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal tey jii ci bis bi nu jagleel làkk yu nu nàmp di ñaan yàlla bis bii nga xam ne mi ngi tombeek weeru koor gi di shahru ramadan mubarak yàlla nangul nu sunu koor lu ñépp mu doon koor bu muy nangu ful ko ba mu tas ci askan bi yépp yàlla mën na ko yàlla def barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais faire une déclaration en français et je vais essayer de le résumer en wolof et les autres pulaar et wolof vont faire de même, comme ça il y aura l'équité pour tout le monde. Du noonu les soninké du noonu Alors, monsieur le directeur de l'éducation nationale, monsieur le directeur de l'IPELAN, chers sages, chers membres des organisations Wolof, Pulaar et Soninké, chers invités, chers jeunes, chers membres de la société civile de Mauritanie.
Bienvenue à tous célébrant aujourd'hui la langue maternelle sous l'égide de l'UNESCO. Nous nous unissons nos voix pour affirmer que les langues maternelles Pulaar, Soninké et Wolof sont le cœur battant de notre identité, un levier pour une éducation de qualité, une cohésion sociale forte et un développement durable en Mauritanie. Sous le thème « Les voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue », c'est à vous, chers jeunes, que nous tendons le micro. Votre énergie et votre idée et votre maîtrise des langues incarnent l'avenir d'une école inclusive et multilingue. L'année 2026 marque la deuxième année d'expérimentation de l'enseignement en Pulaar, Soninké et Wolof dans notre système éducatif. Chers jeunes, vos voix multilingues sont notre force. Ensemble, avec l'État et les partenaires, construisons une Mauritanie où chaque enfant apprend dans sa langue maternelle pour briller dans le monde. Merci à tous pour votre présence. Que cette journée soit un tremplin pour l'action. Vive les langues maternelles, vive la jeunesse multilingue, vive la Mauritanie unie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kon nag bu mu ko tënkee rek si baatu wolof ñoo ngi leen di dalal si bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel làkk yu nu nàmp di nuyu directeuru ministère bi nga xam ni moo fi teewal ministère de l'éducation, directeur IPELA, sunu mag yi ak sunu gan yi nga xam ni ñoo fi teew tey. At bii nag ñoo ngi ko jagleel ndaw yi, kon nag ñu si woo ndaw yi ñu ñëw gën a jàpp ndaw yi nga xam ni ñoo yore xarala yu bees yi, ndaw yi nga xam ni jamono jii ñoo ngi si jumtukaay yu bees yi, jumtukaay yu ñi ndaw yi nga xam ni tàmm nanu mokkal nanu làkk yu ni nàmp di ko bind di ko wax. Ñoo ngi leen di woo ñun ñëpp ñu ànd jàppandoo doon benn pour defar Mauritanie bi nga xam ni ku nekk si ñun di nga mën a jàng si sa làkk bi nga nàmp. ñoo ngi ni si jamono joo xam ni ñëpp war a jàng làkku ñëpp, si jamono jooju nanu toll te ñoo ngi si woo ñëpp war si jàpp si bis bi nga xam ni moom la jagleel làkk yu nu nàmp. buñ ko tënkee jërëjëf wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بمناسبة اليوم الدولي للغة الأم 2026 تؤكد الجمعيات الثقافية الوطنية بقوة بمناسبة اليوم الدولي للغة الأم الذي يحتفل به سنويا في 21 فبراير تحت إشراف اليونسكو أن تعزيز اللغة الأم والتدريس بها يشكلان رافعة أساسية لتحسين جودة التعليم وتعزيز التماسك الاجتماعي والدعم التنمية المستدامة لبلدنا. كما تذكر بأن ترسيم اللغات الوطنية البولارية والصنوكية والولوفية يشكل خطوة حاسمة لترسيخ مكانتها وضمان حمايتها وتأمين إدماجها الفعلي في السياسات العمومية. كما يمثل فعلا من أفعال العدالة اللغوية ويعزز الاندماج والمشاركة والمواطنة والتماسك الوطني. وسنة 2026 هي السنة الثانية بعد استئناف تجربة تدريس اللغات الوطنية في موريتانيا البولارية والصنوكية والولوفية في النظام التعليمي، وهذه المرحلة تمثل تقدما مهما ومبعث أمل وثمرة عقود من المناصرة بقيادة الفاعلين الثقافيين والتربويين ومكونات المجتمع المدني. غير أنه من الواضح أن تنفيذ هذه التجربة يأتي في سياق يتسم باختلالات هيكلية تحد من انتشارها الكامل وتؤثر سلبا على أثرها المنتظر. ونسجل على وجه الخصوص استمرار الصعوبات التي تواجه مع الترقية والتعليم اللغات الوطنية للحصول على مدرسين ذوي خبرة وتكوين كافيين. حالة الجمود بل والانعدام الفعلي للجنة المكلفة بالتنفيذ إصلاح النظام التعليمي الذي ينص عليها القانون التوجيهي المعتمد سنة 2022. غياب المراسيم التطبيقية الضرورية لتفعيل هذا القانون بشكل كامل رغم صدوره منذ أكثر من 3 سنوات، ولا سيما المراسيم من 65 إلى 70 المتعلقة باللغات.
ضعف التواصل والتعبئة المؤسسية لجعل التعليم بلغة الأم أولوية وطنية واضحة ومعلنة. إن هذه الاختلالات تغذي حالة من الريبة وتعطي انطباعاً بأن الإصلاح يدار من دون توجيه استراتيجي واضح في وقت تكتسي فيه الرهانات أهمية كبرى لمستقبل نظامنا التعليمي والتثمين تراثنا اللغوي. وفي هذا السياق يبرز ترسيم اللغات الوطنية كرافعة هيكلية من شأنها توفير إطار قانوني واضح ودائم لترقيتها وضمان توزيع أفضل للموارد وتعزيز انسجام السياسات العمومية في مجالات التعليم والثقافة والإعلام والإدارة. وفي هذا اليوم الدولي للغة الأم ندعو السلطات العمومية إلى ما يلي: 1. الإسراع في اتخاذ والنشر مراسيم تطبيقية للمواد من 65 إلى 70 من القانون التوجيهي. 2. إطلاق مسار واضح وتشاركي يهدف إلى ترسيخ المكانة الرسمية للغات الوطنية ضمن البنية القانونية والمؤسسية للبلاد. 3. تعزيز الموارد البشرية والمالية المخصصة لمعهد الترقية والتعليم اللغات الوطنية ولا سيما من خلال التحويل الفعلي لمدرسين مؤهلين. 4. إطلاق حملة وطنية طموحة للتحسيس بالفوائد التربوية والاجتماعية للتعليم باللغة الأم أو للتعلم باللغة الأم. 5. إدراج هذه السياسات بوضوح ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى قائمة على التعدد اللغوي المستدام. إن الاعتراف باللغة الأم وتعزيزها وترسيمها لا يندرج فقط ضمن واجب ثقافي بل يشكل شرطاً أساسياً لبناء مدرسة أكثر شمولاً وإنصافاً وفاعلية، ومن أجل مواطنة يتقاسمها الجميع على نحو كامل. وإننا لنجدد استعدادنا لمواكبة الدولة وسائر الشركاء سبيلاً إلى إنجاح هذا الخيار خدمة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلة خدمة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية. نواكشوط 21 فبراير 2026 وشكراً لكم. À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque année le 21 février sous l'égide de l'UNESCO, les associations culturelles nationales réaffirment avec force que la promotion et l'enseignement dans les langues maternelles constituent un levier essentiel pour la qualité de l'éducation, la cohésion sociale et le développement durable de notre pays. Elle rappelle également que l'Association des langues nationales, Pulaar, Soninké et Wolof, constitue une étape déterminante pour consolider leur statut, garantir leur protection et assurer leur intégration effective dans les politiques publiques. Elle représente un acte de justice linguistique favorisant l'inclusion, la participation citoyenne et la cohésion nationale. En Mauritanie, l'année 2026 marque la deuxième année du retour à l'expérimentation de l'enseignement des langues nationales, Pulaar, Soninké et Wolof, dans le système éducatif. Cette étape représente une avancée importante et porteuse d'espoir, fruit de plusieurs décennies de plaidoyer des acteurs culturels, éducatifs et de la société civile. Cependant, force est de constater que cette expérimentation se déroule dans un contexte marqué par des insuffisances structurelles qui freinent son plein déploiement et compromettent son impact. Nous relevons notamment les difficultés persistantes dans la mise à disposition de l'Institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales IPELAN des enseignants expérimentés et suffisamment formés. La léthargie, voire la non-existence effective de la commission chargée de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif prévue par la loi d'orientation adoptée en 2022. L'absence à ce jour des décrets d'application indispensables à l'opéralisation complète de cette loi, pourtant promulguée depuis plus de 3 ans, en particulier des décrets 65 à 70 relatifs aux langues. La timidité de la communication et de la mobilisation institutionnelle pour faire de l'enseignement en langue maternelle une priorité nationale clairement assumée. Ces insuffisances entretiennent une situation d'incertitude et donnent le sentiment d'une réforme conduite sans pilotage stratégique clair, alors même que les enjeux sont majeurs pour l'avenir de notre système éducatif et pour la valorisation de notre patrimoine linguistique.
Dans ce contexte, l'officialisation des langues nationales apparaît comme un levier structurant permettant de donner un cadre juridique clair et durable à leur promotion, d'assurer une meilleure allocation des ressources et de renforcer la cohérence des politiques publiques en matière d'éducation, de culture, de médias et d'administration. En cette journée internationale de la langue maternelle, nous appelons les pouvoirs publics à 1. Accélérer l'adoption et la publication des décrets d'application des articles 65 à 70 de la loi d'orientation. 2. Engager un processus clair et inclusif visant à consolider le statut officiel des langues nationales dans l'architecture juridique et institutionnelle du pays. 3. Renforcer les moyens humains et financiers alloués à l'IPELAN, notamment par la mise à disposition effective d'enseignants qualifiés et l'augmentation du budget de l'IPELAN. 4. Lancer une campagne nationale ambitieuse de sensibilisation sur les bénéfices pédagogiques et sociaux de l'enseignement en langue maternelle. 5. Inscrire clairement cette politique dans une vision stratégique de long terme fondée sur le multilinguisme de maintien. La reconnaissance, la promotion et l'officialisation des langues maternelles ne relèvent pas seulement d'un impératif culturel. Elle constitue une condition essentielle pour une école plus inclusive, plus équitable et plus efficace, ainsi que pour une citoyenneté pleinement partagée. Nous réaffirmons notre disponibilité à accompagner l'État et l'ensemble des partenaires dans la réussite de cette option, dans l'intérêt des générations présentes et futures. Nouakchott, le 21 février 2026, la coordination des sociétés culturelles. ɓe ngu ñalgu winde reewu ɗemngal neniwal mawnintengu hitande kala ñande nogasi goo colte e gardegol UNESCO pelle pinal ngendije ina tengtina no doole min potiri wonde ɓamtare e jangde ɗemɗe nenije ko cuutirgal tengtugal moƴƴinowal jangde mahodiral rendo e ƴellitare duumotonde leydi men eɗe ciftina wonde lawɗingol ɗemɗe ngendije pulaar soninke e wolof ko pellital jojjungal tiidnowal gonka majje gaddotongal ndenka majje kuumnowal nannugol majje nder gurdam leydi ndi ko kangol addata nunɗal hakkunde ɗemɗe wallita keñnugol ɓiɓɓe leydi ndi kala e gurdam leydi e mahodiral rendo ɗo e Mauritanie e hitande ujune ɗiɗi e nogas e jeegom hikka nde ɗo e Mauritanie hitande ujune ɗiɗi e nogas e jeegom hikka nde watti duuɓi ɗiɗi ko hoolki so ɗemɗe ngendije pulaar soninke e wolof nder jangde leydi ndi fuɗɗi walla fuɗɗiti ɗum ko taaɓal moƴƴal baɗangal yakare amningal noon ko duuɓi capanɗe darde e dallinande daraniɓe pinal e jangde kam e rendo civil kono tan alay sago teskoɗen wonde ngo hoolkiso ina wondi hande e caɗele duumiɗe cugginoje ɗum kada ciinugol mum timmugol eɗen mbawi teskade hen duɗal ngam ɓamtare e jangde ɗemɗe ngendije hono IPELAN ina wondi e caɗele tengtuɗe keɓgol jangguinoɓe humpitiɓe heblaɓe no moƴƴi loore walla ni basgol wodde goomu kalfinago ciinugol mbayligo jangde toɗɗago nder sariye kuccam mbayligo jangde lelnago e hitande walla guilay hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ha hande décret ji ciinoji jojjuɗi ngam ciinugol timmugol sariya ka lelnaka tawa caggal duuɓi tati joni ha tengti noon décret ji toɗɗiɗi kuule 60 ha 70 patude e ɗemɗe ɗe leefre kumpital e hirjino laamu ngam ardinde ɗemɗe neniji nder politique jangde leydi ndi e mbaadi laaftudi ɗe ŋakke usti hoolare nanni sikkeji sibi ciinugol mbayligo jangde ngu wayi kono alanaka ɗowol golle laaftugol kangol fof e himmude wonande kuccam jangde leydi ndi e kisal ngalu mum to banggue ɗemɗe e nder ka gonka laawɗingol ɗemɗe ngendiji ko waɗɗinde jojjude ngam daɗɗande laawol sariya tuugorgal laabtugal duumotongal ngam kadi ƴellidde ɗe kanje ɗemɗe ɗe e taƴande yimɓe e taƴande duɗal ngal yimɓe e ngalu
e tiidnude jumtugol dawruɗi laamu paatuɗi e jangde e pinal e jaayde e juɓɓude e nder o ñalawma windereeje ɗemngal neeɗiwal eɗen ɗaɓɓa e laamu ngu nde yawnata lelnugol e caaktugol décret ji ciinugol kuule 60 ha 70 sariya kuccamɗe ɗiɗi nde lelnata tuugargal golle laabtungal nanodirangal ngam sembinde laawɗugol ɗemɗe ngendiije nder service aji nder sariyaji e juɓɓule leydi ɗi nde ɓeydanta ippelan yimɓe e ngalu ha arti noon e tottude ɗum jannginoɓe humpitiɓe nayi nde umminta jeeyngal nder leydi ndi kala ngam famminde yimɓe ɓe fof janngirgol ɗemɗe nenije e to bange rendo windude ngol dawrugol tuugigol e jangde ɗemɗe kewɗe nder yiyande woɗɗude leydi ndi wona jojjande pinal tan farlini keptingol e ƴellidgol e laawɗingol ɗemɗe neniji ngol keptingol ƴellidgol e laawɗingol kadi ko sarɗi dowro mbele sukaɓe men fof ina potata nder jangde mbele école men ina ɓuura yumtude mbele ɓiɓɓe leydi ɗi kala ina ndenda fof amin tengtina keɓogol amen ɗuftude laamu ngu e dendagal gollodiɓe nder ciinugol nde yiyande e nafoore yonta hande o e nafoore yontaji paaɗi janggo noa sorte ñande nogas e goo colte hirande ujune ɗiɗi e nogas e jeegom jokkorde pelle final mare muson kan kamukano salamu alaikum maren fullu salamu alaikum mano maren wolonu salamu alaikum mortani ko ori xawu jam or toramawi cikkenga yere kenni namu feddu benu sikiga mortani fulam fedde son kam pedde ado wala pedde o gara dantage bede bari aga tengana sagan kanne kota duna jamanu menaka kota sagan kanne dangani gar sugandi sinesu feddu kusik jokkindanga kota kenya kana ken sabuda yirgi gadi o gara dantage be maka gemundi katta kenga ayani ke jamanu menaka kota sagan kanne nda kenga nyakene sinesu février tampilo no bane UNESCO kufanden kama jamanu namu fedu nga kotondi ti sembe ti sagankanu ngurgindendi kalangunde ni tonto kote ya marande ti mande nda jaman kafonu meregeme ndo maka wasandi dumante jamane kadanga nakati jamane namu fedu nga simandi nakati ti jamane kanu fulle sonike dowolo ide kandindenni kili timmanteyo kudo isigan kotonde kengi tangane gadunu nironde nkisi jamane politique nogo kenni golleya kanni gankaku kite bega nyekkoye façon montaru jamane le maru tawaye do jamane merege maru nda morteni nogo sine wujunu fili tapele tum watu indini tis sina filla ne fay oga sagedo jamana kanu fulle sonike dowolo nkarangunde qimande londe marande kilendi kesigani kada dagante jikke gay sino tammi trindindi datake kite fonu namu golnyanganu marandano do siwil kafonu kendi fisu owa takasini ti qimande ke ganyana mgobe konto bange orin kunya ko yagaye iga makabasande ngbesene di iga batte toko losoinde noko o finu yogonu bangande fimpa fana konto yu ti finto kunga tengana na karamogenu yagara karo karangunto ro jamane kanuka kitendi gesundu kile bega wuti sine wujun filita pele do karo kenga tengana marande kile faragunde alefe ti sorba bega fotanta do sikido kile be yaga bagande ma antaduga leki kota décret yaga bagandano hamminto
nkonto killeke annindeda akembe ga wuti sino siki ada asuda togo sartu benu gani nawtu sarti tamdimendo karagonde kata sarti tanyarende kunga tengana kanu jokindal la magu lefante do gachindi dumante kudo sagan kanu karagunde ngani jamani haju kananke tigitinde mbangande ku kontoyu tigiti siganu nugudu la samanto kunga koyni ti faragunde ke kesundenta sartin kille kama ya gallo nu khoro wo jamane marande killenda kendo qima ro furba kana zagunde ndak kendo jamane kanu ndagandinde mbange ko tonte bega tigitini kitra siga kulle dumante iurgindenda kite fonu sabatinto kendo jamane politique nu mere gemen kotonde katta karangunde name khibar sanqiye do marande ke jamane mena kota saka kanenda o wa torano ganchini katta dekere yaga bagandano dabarinde jowe maga iga gesundu killeke sartunum benu gani igemondini igani nautu sarti tandimendo karagande kata sarti tanyaronde fi finlande na killi kulle sigindi aga jamane kanun tagandin sigande gandini na kotondi jamane kitendo sartin kille tagayundi fi sikande na soro do khalsinu benuga jamane kanu murgindende karangundenka nda kotondi mo nga do karamogonu ikaramun togani ya garan karogani niro kengol yallage kitendi gol inakato kengol yallage nakato igol lenyana timogo agani iga sigido kannuku urginde ndi karamunde ndo ikimande dola ngarini kilewtu asankindenda ma allogonde kama kenga dangi fikragande begadi na ken politique safa laba e kama ti ya garan kille duma e da aga sikki kangabe tigitindenda ogana grino sagan kanu tongonde ko fankake ana sagan kanu ku tongonde kepalle igurginde ndi itagandinde ni nyako dolan kanu anani o wara akani o anenia anani dolan kanu kunya kanu benu iga golna ta ko oga galna ta tungara kan kanu benu gon ken kuna itagande chakka ntasaka namen bane yakama kanu kuni sababunu kotinto karalan nda nyakoy kama agamun tanyani kudo jamane lemagu ntakandinde kenga dang o ngati o ku febu sikki o jokinda o wa dudande mande kinni dolang adi kapalle mo dimasu ke anniye be ga kinyene aga kinyene kumane lenki ado kumbane jota le mundangan no asoto février tampilo bani sine ujun fili tampilo do tumu kanawari. Assalamu alaykum mbolo mi ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ci yéen ci turam ak santam di rafetlu vraiment seen teewaay ci bés bi ñu jagleel tey làkk wi ñu namp ci bis bi ñu màggal làkk wi ñu namp ci àdduna wërngal këpp bi ñuy màggal at mu nekk ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru février ci ndigalu UNESCO mbootaay yi aada yu ci réew mi ñu ngi seede ni jàngale ci làkk wi ñu namp lu am solo la ngir am njàng mu baax boole askan wi ak yokkute bu yàgg ci sunu réew ñoo ngi biral itam ni nangu ni làkk réew mi di pulaar soninke ak wolof jéego bu am solo la ngir gën a dëgëral seen nekkin aar leen ba noppi di yombal bennoo askan wi fii ci Mauritanie atum ñaari junneeg ñaar fukk ak juróom benn mooy ñaareelu at bi ñu delloosee di càmbar njàngale ci làkki réew mi pulaar soninke ak wolof ci biir njàng mi lii yépp dafay màndargaal jéego bu am solo te am njëriñ
bu tukkee ci ay ati xeex yu mbootaay yi ŋànk aada ak cosaan ak njàng mi doon amal waaye faw ñu nangu ni càmbar googu am na lu bare lu ko gàllankoor te loolu dafay tere ñu am ci njuréef yu baax yu ñu ci séntu noo ngi ñaawlu jafe-jafe ngir jox jàngalekat yu xarañ te am tàggatu bu baax dara yokkute ak jàngale ci làkki réew mi di IPELAN ñàkk taxawal bànqaas gi war a saytu njàng mi te ñu dëxëñ ko ci sart bi ñu tëral ci atum 2022 muy tëral doxalinu njàng mi ba léegi amul benn ndogal bi ñu jël ngir jëfe ndigal boobu te tinde xaatim nañu ko lu ëpp ñeenti at ci ren rawatina màndarga juróom-benn fukk ak juróom ba juróom-ñaar fukk yi wax ci làkki réew mi ñàkk fulaal yëgle gi ñeel làkki réew mi war jóge ci nguur gi ngir dooleel njàngum làkk wi ñu nàmp njàqare yooyu ñooy waral jafe-jafe yi di wéy ba noppi nan lañu bëggee amal ay coppite te tegoo ko ci ay pexe yu leer donte jafe-jafe yi ci ëllëgu sunu njàng ak sunu ndono làkk yi lu am solo la ci anam yi jox gëdd làkk yi ci réew mi dafay nuru lu yamale lu ñuy may ñu am benn gis-gis su yoon bu leer te yàgg ngir mu gën a fës ñu mën a seddale jumtukaay yi ci anam wu gën a baax ak gën a dëgëral lëkkaloo gi am ci diggante politique réew mi ci wàllu njàng cosaan ak aada média yi ak liggéey bi ci bis bi ñuy màggal làkk wi ñu nàmp ci àdduna bi ñoo ngi woo kilifa réew mi ñu benn gaaw jël ak siwal ndogal yi tax ñu mën a jëfandikoo màndarga juróom benn fukk ak juróom ba juróom ñaar fukk ci sart bi ëmb njàng mi ñaar tàmbali ab doxalin bu leer buy boole ñépp ngir gën a dëgëral nekkinu làkki réew mi ci biir sarti réew mi ñett yokk xam-xamu ñiy liggéey ci IPELAN ak xaalis bi ñu ko jagleel rawatina ci yónnee fa jàngalekat yu am doxal seet yu wér ñeent dem yee nit ñi ci njariñ yi nekk ci njàng ci sa làkk wi nga nàmp juróom boole ko ci politique bi ci anam wu leer ci gis-gis bu lalu ci mën-mëni làkk yu wuute boole làkk yi ci làkk yi ñuy jëfandikoowee ci nguur gi lu am solo la ci njàng mu gën a boole ñépp yamale ñépp gën a ñoŋ ak itam ngir booloo doon benn ñoo ngi fësalaat suñu njébbal ci jàppale nguur gi ak képp ku ànd ci liggéey bi ngir njariñu tey ak ëllëg Nouakchott ñaar fukki fan ak benn ci weeru février atum 2025 mbooloo mbootaay yi aada yi ci Mauritanie Allah dandu ene ɗum ɗon eɗen gandi hannde e nder leydi men Mauritanie no wayno ɗemɗe meɗen gendije ɗe wonko Allah rokkiɗe laamu huccaniɗe sosaniɗe sariya bawɗo lawɗindeɗe ɗo e nder leydi heɗe mbatta jangguede e duuɗe biyeteɗe duuɗe ƴewdo hande ko mawɗum eɗen jogui ko wayno janguirɗe kewɗe e nder Mauritanie e nder diiwe men ɗe fof ina waɗi janguirɗe pulaar soninke e wolof ɗum noon ina namni darde mawde IPELAN ina dari hen no feewi pelle ɗe ina dari hen no feewi eɗen ñaagui noon ɓesgu ngu nde daroto hen kañumne adda hen ballal muɗum nde tawno so ɗum yaari yeeso enen fof jaari yeeso so ɗum ɓe janguirano ɗum de hayso wonko goni ne mbawno wonde ko ɓuuri ɗon ɗum noon Allah jarama on jarama mi salmini kadi bandiraɓe fof mi juurima ɗumen mi yetti kadi darde ɗeɗo pelle dariɗe darde ngana ina jiiɗi ɓamtude ngal ɗo ɗemgal hayso laamu yamirani eɓe daari hen guiɗo laamu yamirani hande laamu yamiri no wayno hande ɗemɗe ɗe machallah kadi eɗen jetta ardiɓe IPELAN e dendagal bandiraɓe dariɓe
hande ina ƴellita ɗeɗo ɗemɗe gendiji. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ke duna sugo terin kana lenki tuma nantiti wacha ke Mauritanie l'UNESCO ado jamantane ado fedde tane di memu nanti hadamare menga an khanne amma dam fa ba khanne ngar kebe suko khatti fo khoro hore nyani ken kuma onan dur khoto onan sigi meti o soni ko bana de khasoni ko kukunga kebe khoto ni maga itinia ogona o khanne ke khara onu mande berintay gili gili ganyo famundi ne nanti khanne sumbana ogono khanne ke khara ko kan kutuku mo ona golinya tay ona me famu itidu anke ngana khanne su khara angana khanne amma khanne fana khara angal khanne su khara kafsine anjo no tuwa ngabondi ni Kenya kama kenkunga o Mauritanie lenki oga kebe khotondini nanto dalla ke golle kama on daga kane on ay le falle adini odi sino seginya ma ka sino tammi me soronga khanu ku kharangana idini bu kharanga ken dangi falle ani ke taade ma ko sigi khadi fedu ku be sigi fulam fedu wol fon fila do sonu kam fedu ku sigi khadi ado certainly nanti ke gana to daga na kundu jamane te daga na kane ay le falle ken kunga kana kha koto itiwacha ona Kenya sobe yati kebe da ipera ado ke fedde be gedi sigi nantina khanu ku kharangundi jamane ken ko inanya igdanga gol sobe fankani dema sobe iga fatata gol nyante kebe ana ina foka fe ken kunga jamane ke khadi o mbakame goto tuwano jamane ke igida la kharanguni khipsoni ka khanu ku kharangana igi kharangun dentu ken ko gona lef khanne ke kharangune o ga jowondinia o gona korosindi o law soro kitani ga foko igo demana iga fedde kebe jagana nga yimenga o mareme aga yimenga nanti ina feddu ko ina khanu ku kharangundi ila o demana ken ko nga namba digame ngirondi o ga kebe ko toni fanka keda Kenya ona degana li kewal khafu kana fayirgi 25 septembre l'UNESCO a do fait d'inclure paria nantona li nanti o fait de quelque chose fait de khoroko be gaduna duna sugi terinkana Afrique no ko kesu ado hawsando fulle kuno fait de khoroa kuno kan khoroa hari soronga mu gabo sorongi muku i jama i sankinta yan jamane kesu ken kunga o mbagane ko duwa ware mu ke ni ko digame akono kadanga hari mare wol foni khaydo so yengo me kana kha ko to wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm ci weeru tedd wi ñu nekk di ñaan yàlla lépp luñ ci ñaan yàlla nañu ko yàlla yombalal di jagleel sama wax ji ndaw yi nga xam ni nekk nañ fi tey di leen wax rekk ni lii ngeen teewe tey mu di bés bi nga xam ne duñ koy jagleel làkk yu ñu nàmp bés bu rëy la ndax boo nee nit ki boo nee aada boo nee cosaan làkk tax ñu koy def ñu koy wax boo nee njàng boo nee xam-xam làkk ci lay jaar kon ku nga xam ni daal fonkul làkkam du man dem fenn du man sore te ku fonk làkkamet kenn du ko fonk ndax ku fonkul boppam kenn du ko fonk di leen wax nag ni surtout yéen ndaw ñi ni lii ngeen teewee mbootaay yii di ñetti mbootaayu Bamtare Pulaar mbootaayu Soninké bu wolof yàgg nañ ci taxaw ay mag taxawoon nañ ci man maa ngi fàttaliku ci boori ati 70 vers les années 70 man
ci sama maani bopp 1978 laa tàmbali di jàngale wolof di ko jàngale bay sunu jonn yàlla tey ji bay tey ngeen nekk mag kon ngeen war a wéyal li nga xam ni seeni baay yi seeni mag yi téewoon nañ ko ci anam yu metti te jàpp naa ni daa ngeen ko wéyal ndax anam yi ngeen nekk léegi xëy na ne metti na sax ndax réew mi nu nekk waaye li ngeen am amuñu ko woon li ngeen am bokk na ci tey député yaa ngi fii toog ànd ak yéen ñu nga ci assemblée di wax di taxaw di défendre lépp lu nga xam ni làkki réew bi la te booba jamono yooyu noonu amuñu ko woon nguur gaa ngi fii yénn na fi ko fi teewal ngir wone ànd bi mu ànd ci yokkute làkki réew mi te jamono yooyu yombul woon dëgg la bare na lu des jafe-jafe yaa ngi fi waaye jàpp naa ni su ngeen ànd ak Pastef ànd ak gëm-gëm bu neexee yàlla fii ñu ko eggale daa ngeen ko yóbbu fu gën a sore lool li ñu leen jox te kooku man am naa ci yaqin am naa ci gëm-gëm bu leer ni incha allahu loolu dana am te loolu li ma ko gën a firndeel mooy ren wala daaw bi nga xamee ni nun ci aprolao jël nañu leng yi jox ko xale yi ñu boobu ba léegi ñu ngi liggéey bu rafet te li ci gën a màndargaal mooy ren jii jàngale nañu wolof ci pays réew mi mu di guléet ñuy former ci lu mat 20 fukki nit ak juróom ñu nga xam ne tey jii ku ci nekk ñoom mën na bind mën na jàng mën na jàngale làkkam te loolu bu dee bu ñu ko wéyalee rek ca kanam la ñu jëm te loolu jàpp naa ni daañu ci sawar ndax am na ñu ci jiitu ñu mel naka Bantare Pulaar li ñu def ci jàng ak jàngale làkk wi kenn def ko ci réew mi wax dëgg yàlla kon ñu ngi rafetlu seen taxawaay di rafetlu seen taxawaay ñi nga xam ne noo leen moom man tur wi ci dëgg-dëgg du ma ci jaar ndax ñi may déglu waaye teewaayu député surtout seeni député fi teew tey tax na bu fekkoonte ne moomeel amoon na ñoom nañu jàpp ne tey kenn moomatu leen déedéet kenn moomatu leen nañu kontaan nañu ci ñoom kontaan nañu seen teewaay ndax mosuñu woote te gisuñu leen te fi ñu nekk ànd ak seen jigéen bii tey di Xadijatu Malik li ñoo liggéey ca assemblée gis nañu ko kon ak ñeneen ñu nga xam ne sax teewuñu fi ku mel naka Ahmed Fall ak ñeneen bare na député yu nga xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi taxawaay bu rafet ci assemblée kon ñu ngi leen ci gërëm di rafetlu ni ma ko waxee teewaayu sunu ñaari député yi di Soninké yi taxaw fii tey wax dëgg yàlla seen taxawaay egg na sunu xol te lépp lu leen jàppaloon tey effacé nañu ko nañu xam ni ñoom ña nga ca kaw jërë ngeen jëf. L'ancien président. Nyamde yande kultu fadilla mundi da nere
idoloto ina moƴƴi ɗum ɓure ɓawde ina itta mere tigiri ndiyam e sakunde e jampe ina moƴƴi ɓacada banda e faganga ha ija jangala manana maoba rasata uwaya jambowal galle ha caggal gel bawol galle mo feñatal dina flowo juula fitta galle ha laab o ufta sukaɓe o saggina kafe caggal ɗum o yaha jeere so arti jeere faye defte bottari o yaltina maaro wone sudde so yehi ha beetare o togga barde bottari kikiɗo fitta galle ha laaba o yerwo lacciri ndegiin o defa hiraɗo def nde wonno wandiraɗam rewɓe ko cukalon mbawa taw liggeygal nenam ina tampi pelle pine ɗe en calmini ardiɓe e plan en calmini dendagal bandiraɓe nortiɓe he ɗeɗo golle kewɗe fayida tuwnade he ɓamtugol walla jangde ɗemgal neniwal fedde ɓamtare pulare Mauritanie yuɓɓini hebloji battidiɗi tuggi hitande ujunaje ɗiɗi he nogas e nayyi fayi hitande ujunaje ɗiɗi he nogas e joyyi e wayno ko duuɗi ɗiɗi gorno duɗal keblorgal jangguinaɓe kanum he duɗal fannuji jo o noon e nder oɗo ñalawma mawnigol ɗemgal neniwal eɗen ƴetti oɗo fartange beele mbawen hokkude bandiraɓe janggannoɓe duɗal kewlorgal seedeteji mumen wonande heeɓiɓeɓe e duɗal fannuji e seerenɓe heblannoɓe ɓe keɓani hen seedanteje sikki ala jojo o eɗen puɗɗoro ay visite sur le stand ni ko ni ni rek téré naga téré même ci tane ko waa kon mbokk yi dégg ngeen li nga xam ni moo fi jolli ci taxawaay waaye itam ci kaddu yi nga xam ni am nañ yaakaar ni buñ ko toppee fii ak at male nga xam ni ñi ngi ci jëm yàlla na buur bi yàlla may ñëpp ñu fekkee ko ci jàmm ak salaam incha allah rabi dinañ teewee ni mbir yi am na évolution bu baax ci diggante kàllaama yi ak nuñ koy taxawoo ci réew mi ak niñ koy jàngalee rawatina ak jàngat gi nga xam ni fenn ci bis bii nga xam ni daaw buñ ko delloosee gënoon na néew nii muy wane ni at mu jot rek mbokk yi di gën a wàll si kàllaama yi di gën a jóg
réew mi itam ay doomaanam di gën a comprendre exactement lan moo nekk ci développement des langues effectivement waaye nag ñu taawu ne ren ji ñu ngi ko jagleel tuddee ko ñi nga xam ne ñooy aji tout tànk yi ndax boo xoolee diggante ñi nga xam ni ñoom ñooy les personnes âgées dara doxul seen diggante ak taxawaay yi nga xam ni taxawaay yu am solo lu dul ndaw yi moo tax delloo ndaw yi jox ndaw yi jottali ndaw yi am na solo ci bépp jógteef moom la ñu teewe tey kon nag jaraw lakk mbokk yi am di jàmm yi ci réew mi jaraw lakk kàllaamay réew mi jaraw lakk itam ñi ko taxaw lu ci mel ni kuréel bu ci mel ni IPLAN Aprolawarim ak Bamtare Pulaar ak yenn association yi nga xam ni bu soninke bi ñu ngi taxawu kàllaama yi ñu am mbégte àndoon ak ñoom ci bés bu am solo bi nga xam ni moom mooy la journée internationale de la langue maternelle ànd ci ak UNESCO ak réew mi ci nguur gi ak kuréel yi nga xam ni itam ñu ngi taxawu lépp li nga xam ni moo jëm ci yokkute comme ci réew mi te kàllaama bi doon ci cëslaay mbokk yi am di jàmm yi Ibrahima Idriss en direct ci région bu Nouakchott ñëwoon fi ànd ak télévision Al Mauritania teewe bis bu am solo bi ñu jaajëfal leen di leen ñaanal jàmm mbokk yi am di jàmm yi asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu